asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimila ci xibaaru marax wi fukki waxtoog juróom-ñett tegal na ñeent fukki simili ak juróom bisimila ci jukki gi ak li gën a fës ci xibaar yi. comité bi nga xam ni moom la ñu dénk lu jëm ci wàllu rek saytu lii di xaalis bi ñu jagleel lii di xeex coronavirus te nguur gi daal di koy woon joxe lu mat juróom-benn fukki milliards nag joxe nañ ko ci wala bokk dugal nañ ko ci xeex coronavirus bi waaye nag fi mu toll nii faaw rek ñu joyantiwaat ndax li nga xam ni moo di ñaareelu vague bi loolu moom moo ko waral Momar Ndaw di ngeen ko ci dégg ci biir xibaar yi. faaw nit ñi gën a sàlloo ak dëppoo ak li nga xam ne moo di mesure barrières yi jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di ministre Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi wax ni rek faaw nit ñi rek daal di gën a farlu gën a fàggu gën a fagandiku ndaxte li nga xam ne moom la ñu tuddee relâchement maanaam bàyyindiku mën na indi ay njeexital yu bon ci fànn yépp ci biir réew mi fokk nit ñi nag gën a farlu gën a dëppoo ak li ñu tuddee mesure barrière. ñi ngi ci Noël parents yi di jënd ay cadeau di ko jébbal xale yi jamono yi nag ñu daal di seetlu lu nga xamante ni daal mooy ay fowukaay yu am ndox mu nga xamante ni dafa ànd ak sàngara loolu nag tax na ba parents yu bari tiit nañu am nañu tamit lu nga xamante ni ñi ngi koy wax nee nañu daal faw ñu gën a seetlu bu baax fowukaay yi ñuy jëndal xale yi faw parents yi tamit bàyyi koppar yi nga xam ni moom la ñuy jox xale yi di ko jëmale ci wàllu fowukaay yooyu. bisimila ci faram-fàcce xibaar yi dañu koy doore ak kuréel gi nga xam ni moom la ñu samp ngir saytu lu jëm ci wàllu koppar yi ñu dugal ci xeexu mbas mi di coronavirus ñoom nag ginnaaw bi ñu defee xayma ci xaaj bu njëkk bi jàpp nañu ni daal lii di gouvernement bu Sénégal dugal nañu lu ëpp juróom fukki milliards ci xeex mbas mi di coronavirus waaye nag fi mu toll nii ak ñaareelu vague bi nga xam ni moom la ñuy laam-laamee faaw rek ñu daal di joyantiwaat loolu ki ko xamle moo di Momar Ndaw ci téléphone yi Pape Ibrahima Ndiaye. waaw xam nga 1000 milliards yi nga xamante ne bi moom la état génnee maanaam pour dimbale askan wi ñu génne ci mbas mi daf ci am loo xamante ne bi ay xaalis la yuy génn ak ay xaalis yoo xam ne yu nit ñi waroon a fay état ne duma leen ko laaj wala danaa leen ko yombalal li nga xam ne nag moom moo war a génn ci xaalis nga xam ne moom la ñuy wax dépense décaissable 628 milliards donc nag li nga xam ne moom la ñu waroon a génne ci xaalis boo koy xool li état génne sax moo ëpp loolu parce que dépense moom xam nga da nga koy prévoir rek waaye mun na bañ a juste daal maanaam mun ngaa wax ne lii kat danaa ci jënd 100 francs waaye bu jafe-jafe yi amee xëy na nga dem jënd ba ay 125 wala 130 loolu moo waral ci 628 milliards yi nga xam ne moom la ñu waroon a génnee ci liquide état génnee na 687 milliards li nga xam ne moom mooy prévision yi dina mën a changer ndaxte bu fekkee ne maladie dañoo yokk li ñuy war a yëkkatiwaat pour def ko ci mbirum faj meeg yooyu dina changer donc prix yi nga xam ne moom la état waroon a engagé wu dina changer moom normalement loolu moom dëgg la wax. ngir xeex jàngoroy coronavirus ji faw askan wi dëppoo ak li ñu tuddee mesure barrière loolu nag Abdoulaye Diouf Sarr am na ci njàqare ndaxte daal seetlu nañu ni ñu bari ci askan wi dañoo bàyyiliku ba léegi dootu ñu takk masque dañuy dajaloo lépp li feebar bi bañ ñi ngi koy def te nee na loolu nag bu fekkee ni wéyal nañu ko wopp ji dina egg ci maanaam dayo bu nga xamante ni nii rek dina yàq lu baree bari ci biir réew mi loolu nag mi ngi ko xamale ci ndaje mu nga xamante ni ñi ngi ko amale woon fële ci plan bi nga xam ni moom la ñu jagleel lu jëm ci développement sanitaire ak social Abdoulaye Diouf Sarr. naa ne li ñu seetlu moom Sénégal yëpp moo ko seetlu mooy li ñuy wax deuxième vague parce que nag bu ñu gisee cas yi di yokk te yokk bi nekk yokk boo xam ne ay jéego yu mag lay doon li ñu war a taxaw mooy ne am na loo xam bees lu xew si pandémie ñu jóg nag taxawaay bi nag dafa nekk si ay fànn yu bëri si wàllu laboratoire amoon problème parce que lu test bëri mën nañ ko def fi mu nekk. si wàllu prise en charge hôpitaux yi itam jëlaat nañ seete yëpp presque ubbi leen pour que ñu mën a jël Sénégalais yi nga xamante ne dañoo nekk ay cas symptomatiques ñu war leen jël si hôpitaux yi beneen bi itam mooy lépp lu war si wàllu prévention information communication ñu ngi koy def mais am na aspect boo xamante ne aspect bu am solo la te foofu nag damay taxaw pour lancer un appel sénégalais
mooy respect mesure barrière ak lu ñu mën a góorgóorlu si prise en charge si hôpitaux yi pour que ñu jël malade bu malade yi bëree lool ndax nañu am problème bon dëkk li war mooy que ne ñu fexe ba malade bañ a bëri te pour malade bañ a bëri dëkk lenn rek mooy garab bi mooy ñu respecter mesure barrière ku nekk rek ne man mii maa war a njëkk si xeex man maa ngi lancé loolu rek mooy tax ñu mën a aar askan bi ba malade yi du bëri parce que bu malade yi bëree ba tollu fenn lu ñu xarañ si wàllu prise en charge danañ am ay jafe. comité bi Awa Marie Coll Seck jiite te ñu samp ko ngir mu saytu ak leeral lépp lu jëm ci gàncax wala bokk lu nga xamante ni meññeef la guy jóge ci suuf si ñoom nag def nañu seen bilan bi nga xamante ni moom lañ ci def moo di ni daal lii bàyyi ko ci suufu Sénégal ci wàllu koom bi ñu ko xaymaa daal toll na ci téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci ay milliards yu nga xamante ni jóge na ci suuf si daal di ñëw rek daal di duufal lii di koom-koomu réew mi leneen li nga xamante ni itam moom la ñu ca ràññee moo di ni lu mat juróom-ñeenti téeméeri milliards ci suñuy koppar fournisseurs yi dëkk ci réew mi ñoom tamit ñoom ñoo ko moom te jox nañ leen ko. Awa Marie Coll Seck ci micro Babacar Seck. li ñu gis ci rapport bi mooy ne ren 161 milliards def nañ ko ci li nga xam ni jóge na ci secteur boobu gis nañu itam ne wax dëgg yàlla am na xaalis boo xam ni am na décret sax boo xam ne Sénégal am na ko mooy contenu local mooy naka la askan bi naka la nit ñi nga xam ne ñu ngi liggéey fii ci Sénégal mën a am itam ci xaalis boobu ñuy wax ci xaalis boo xam ni dafay jóge ci entreprise yi di dem ci ñi nga xam ne ñoo leen di liggéeyal loolu itam xaw na sax jege li ñuy wax 891 milliards soo jëlee ñeent benn bi day dem ci ñi nga xam ni Sénégal lañ bokk Sénégal lañ nekk mooy ñi nga xam ni ay sénégalais lañu waaye comme secteur bi dafa nekk secteur bu xaw a métti di laaj ay technologie yu bari côté boobu itam ñu ngi ñaay gouvernement bi ak secteur privé ñu gën a góorgóorlu pour ay sénégalais yu ëpp loolu mën a am ci nekk ay fournisseurs ci entreprise yi. soxna soosu di Awa Marie Coll Seck xamle na ni sax ci atum 2021 maanaam bépp contrat bu nga xamante ni rek jëm na ci wàllu industrie extractive mooy li nga xam ni moom la ñuy jëlee ci suuf si moo xam or la wala jamaak lu ni mel dinañ koy siiwal ba askan bi yëpp jot ci nu mu gën a yaatoo. ñu daal di àddu jëmale ci feetu Noël yi ak fawukaay yi ñuy jëndal xale yi ci niki démb ak bërki démb nag coow li mi ngi mel ni tulleeg màlli mu mel ni que rek dafa am ay fawukaay yu ñu doon jaay xale yi fawukaay yooyee nag am lu mel ni jus bu ca nekk ba ñu ko saytoo nag dafa am sàngara su ca rax ba tax na ñu bari ci parents yi am nañu njàq rek tiitaange ne ñu nag faaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy waajuru xale yi di xool bu baax yan fawukaay la ñuy jëndal xale yi waaye tamit di bàyyi di leen jox xaalis ñoom ñuy dem di jëndal seen bopp lu leen neex. Aïssatou Diack ak Cheikh Diop dexont nañu ba Médina. soxna Sidi Kumba mu ngi déglu xibaar yi na mu waree ba tax na li nga xamante ne moo di foykaay xale yi ñuy jaay yi nga xamante ne am na alcool ci biir daanaka laal na ko bu baax a baax moom nag xalaat na ni waajur yi dañoo war a bàyyi rek di jox koppar seeni doom. ka xale kenn du ko jox xaalis xale da ngay xool li nga xam ne moom la bëgg nga jënd yëpp en gros noppal sa bopp man loolu laa da ngay jënd lépp en gros def si sa ay siwo 5 litres yi kii yi daal di koy tëj suy dem jàngi nga génnee jox ko xaalis day yàq xale baaxul xaalis kenn du ko war a jox xale parce que dina dem jënd loo xam ne li mun na am problème. muy yokk di ñu xamal ne rek jamono ji waajuru jigéen ñi dañoo tayal ci seeni ay doom. yooyu yëpp moo tax seen parents yi dañu tayal léegi xale yi ñoo tayal parce que da nga war a yeewu defaral sa doom ndékki mais dañuy jël xaalis jox ko xale yi bu ñu demee di ndékki sa école ba xamoo li ñu leen di jaay ndax dafa fanaan wala dara loolu mooy problème bi léegi loolu moo indi problème yu bëri et puis seen jus yi ñuy naan tamit xamoo lan moo ci nekk ay colorant kese la après koo ci gis mi ngi am problème mu dënn tamit c'est pas intéressant daal waaw jigéen moom dafa war a farlu yeewu fajar defaral sa borom kër ndékki defaral sa doom ndékki yóbbu ko école mu jàngi loolu mooy li nga xam ne moo war
sëñ bi nag moom xalaat na ni leneen la maanaam waajur yi dañoo amul koppar boo xamante ne dina mën a jëndal seeni doom lekk saa su ne di leen ko dencal. waa xam nga xaalis bi ñu jox xale yi pour bu ñuy jàngi sax par exemple day loo xam ne dañ koy jox xale yi parce que du ñëpp ñoo am moyen par exemple pour mën a xëy jënd ndékkit defaral xale yi ñu daal di ndékki avant ñu dem école mais des fois dañuy préférer jox leen ñu yóbbaale xaalis bu ñu demee fa école am na yoo xam ne dañ ko fay jënd am na ñu fay jaay mais nag ki nga jox xaalis bul xam ne muy jënd lan la parce que boo àggee école mën naa dem jënd leneen mooy jeux yi nga dégg tey ñuy wax à la rajo vraiment day loo xam ne c'est pas du tout normal. muy joxeñ baaraamu tuuma nguuru Sénégal. parce que mënoon nañoo contrôler bu baax par exemple li nga xam ne moo fi dugg parce que état bi mooy responsable man toujours ma demande état bi mooy responsable parce que état bi moo war a di contrôler par exemple tous les corps yi fiy jéem a dugg pour ñu mën a xam lan moo fiy dugg mais bu fekkee tamit ba nga xam ne dugal nañ fi ay jeux yoo xam ne par exemple boo ko laalee dafa am ay liquide fi nekk si biir yoo xam ne day mandiloo xale yi mbaa mu leen jox yeneen kii je pense bien que état bi daal mooy responsable dans tout ça daal. ginnaaw ñu jot a waxal ñoom gis ne waajur yi dañoo war a xoolaat ne ni yaree seeni ay doom ñu ngi nag joxeñ baaraamu tuuma nguur gi te it di ñu xamal ni rek lu ji njàkk ñooy njàkk. jox sa doom cadeau loolu lu baax la ngir seral xolam ci feetu Noël yi waaye tamit gën ko ñaax ci njàng mi di ko ci encourager loolu am na solo lool waaye nag faw parents yi rek gën a xool yi tamit fawukaay yi xale yi di jëfandikoo am na ci nag ñu nga xamante ni kontaan nañu lool ci tere gi nga xam ni dañu koo tere yenn fawukaay yi mën a indi ay gaañ-gaañ ci xale yi Mame Astou Kane Seydina Mbaye. Noël ñu taamu ci joxe ay cadeau bëgg-bëgg yi daal di wute lool ñu ngi fii biir Dakar naam bu fekkee nit ñi bareeguñu ñenn ci waajur yi ñëw nañ ngir bégal seeni doom fowukaay yu bari nag nemmeeku nañ ko fi bu ñuy taamu moto yi oto wala vélo ña ca des nag ñi ngi xool at ba gone gi am ba xam góor la am jigéen la mooy li yaay yi firndeel. ñoom chaque fois dama leen di andi ñoom ñooy choisir luñ bëgg waa affaire moto yi wala vélo yi wala jouer affaire yooyu daal. xam nga xale yi ñun moom lañ ñoom lañ am xale yi ñooy suñu ay doom ñooy suñu ay bébé du coup bu ñu lu ñu bëgg rek dañ ciy wax di dox suba ba ngoon en fait. le plus petit nee na moom vélo la bëgg du coup l'autre nee na moom itam kii la bëgg moom je sais pas auto je sais mais bon ñu ngi xool daal ñu ngi si. am na daal jeux yu bari yu fi nekk am na aussi ay vélo pour ay tablettes et cetera. ngir bégal seeni ay doom doon priorité ci yile waajur gannaaw ba ñu indee ay résultats yu baax ca l'école ba. xale tamit bu ñu jàngee tamit am na fu muy toll tamit ak feetu Noël yi il faut nga ñëw xam nga yóbbu leen ñu xool ay cadeau ñu choisir luñ bëgg nga jëndal leen tamit day tax ñu gën a góorgóorlu. parce que man je me dis que xale bu jàngee ba am yenn notes yi et tout genre tu as l'obligation peut-être je peux dire que c'est une obligation que nga offrir ko loo xamante ne tey dina neex ci moom dina féexal xolam et tout. pour man si bokk na si yar bi dina leen pour neexal leen ñu gën a góorgóorlu jàng loolu aussi dina gën nañu pousser pour ñuy ñëw di jëndal xale yi cadeau. yaay yi nag d'accord ci mesures yi nga xamante ni autorités yi indi nañ ko ci tere ñuy jaay yenn fowukaay yi nga xamante ni méngoowul ak suñuy valeur wala sax mën naa doon danger ci yile xale. ñu àddu jëmale ci wàllu courant bi directeur général bu Sénélec ma nga woon ca port autonome bu Dakar ngir saytu nag jumtuwaay yi nga xam ni dafa jëm ci defar centrale de Malicounda centrale boobee nag ci wàllu courant dina am lu toll ci téeméer ak ñaar fukki mégawatt waaye tamit ngir taxawal ko defar ko yi tamit dinañ ci dépenser lu toll ci téeméer ak benn milliard ci suñuy koppar waaye loolu lu baax la ndaxte dina taxi tamit bërëb yi nga xam ni fa la courant bi bàyyi ko daal di gën a wasaaroo ci réew mi waaye tamit dina am njeexital gu baax ci njëgu courant gi Ndeye Nassy Diouf Cheikh Diop. centrale électrique bu Malicounda ñu ngi door liggéey yi ci weeru octobre 2019 boobule centrale mi ngi war a produire lu tolloog téeméer ak ñaar fukki mégawatt ci courant dina tàmbalee fonctionner ci atum 2021. projet bi pour benn centrale bu 120 mégawatts bu ñu tabax actuellement au niveau de Malicounda dans le département de Mbour.
projet bi commencé nañ ko depuis depuis octobre 2019 la ñu commencé travaux yi sur le site c'est tous les travaux de génie civil et ainsi de suite. Actuellement ce que vous voyez ici li ngeen gis nii autour de nous 6 moteurs yi ci 7 moteurs yi war a constituer centrale bi la bokk. Premier moteur bi dem na depuis samedi donc arrivé na démb sur le site de Malicounda ñu ngi koy positionné tracteur bi ko yóbbu woon mooy ñëwaat pour yóbbu moteurs yi yëpp benn par benn sur le site de Malicounda. Moteur yi ngeen di gis bu ci nekk ça pèse à peu près 295 tonnes yow moom la ñuy accoupler maintenant ak alternateurs yi nga xam ne dem nañu déjà les 7 alternateurs qui sont déjà partis yi nga xam ne dem nañu ba pare ca alternateurs yooyu bu ci nekk ay 70 tonnes la environ donc bu ñu leen accoupler ensemble boobu moom la ñuy wax groupe électrogène moom mooy produire maintenant électricité léegi 7 moteurs yi ak alternateurs bu ñu leen boolee moom mooy génne la puissance de 120 mégawatts bi ñu soxla pour la centrale de Malicounda. Pape Demba Bitèye di directeur u Senelec ñëwoon xool ci matériel yi jot na àddu ci bile projet. C'est un programme important pour Senelec ak Sénégal ñu wax programme gaz to power dina fekk suñu machines yi yëpp nga xam ne moom lañ yore ci parc bi mun a pare ba nga xam ne bu gaz bi ñëwee rek dinañ ko mun a utiliser gaz boobu sax damay wax ne dinañ ko commencer fii ak avril ndaxte bateau bii ngeen gis seen ginnaaw. À partir d'avril moom dina ñëw commencer fonctionner à gaz ak centrale Bel Air bi nga xam ne moo nekk fii nii ci suñu ginnaaw. mu yokk ci ne centrale bi ni mel dina woyofalal askan gi njëgu courant bi. Senelec mu ngi continuer programme am bi nga xam ne moom la tracé te autorités yi validé ko te mu nekk programme boo xam ne dafa méngoog gis-gisu son excellence monsieur le président de la république pour secteur électricité bi. Premier point bi mooy il fallait que ñu jox nit ñi courant bu doy ñu ngi ci amélioré wu léegi lu ñu am ci capacité doy na léegi beneen étape bi nag mooy que ni ñu fexe ba wàññi njëg yi yooyu nag bu ngeen gisee programme bu toll nii ci loolu lay bokk nga xamante ne nii bu ñu ñëwee am ay machines yu am doole yu dëgër yu économique coût yu ñuy defaree courant bi dina gën a wàññeeku te loolu bu soobee yàlla dinañ ko mën a delloo ci consommateur. xarala yi ñu jëfandikoo ci bii projet dafay wone yéene nguurug Sénégal ngir jóge ci fioul jëm ci gaz jaare fa itam soppi centrale thermique yi fii ak 2025. ñu àddu jëmale ci tabaski gi ñu weesu ñi nga xam ne ñoo ko seq ak jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu jur gi daje woon nañu ngir def rek xaymap tabaski gi ñu weesu ak i tamit dal di xool naka la ñuy waajale tabaski atum 2021 la nga xam ne moom lañ ca jàpp nag moo di ni tabaski gi ñu weesu téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya ci wàllu xar ci Sénégal la jóge leneen li ci des i tamit nee nañu fi mu toll nii xalaat nañu jëmale ci atum 2021 nan la ñuy def ba am tabaski gu mucc ayib ba bépp doomu Sénégal mën a am xar ci njëg gu mu am Ali Saleh Diop ministre de l'élevage ak Babacar Seck. 2020 di at mi di jeex am na opération boo xam ne amoon na fi solo si ndaje mi tey nag mooy ñu càmbar ko seet naka la demee woon la ca baax ñu xam ko la nga xam ne manqué woon na ci ñu mën ko waxtaanee seet naka lañ koy mën a gën a defaree. di wax rek ne liggéey nag du mat ndax bés bu yàlla sàkk ñu gis lu bees bés bu yàlla sàkk ñu am ay besoins nouveaux dañoo am population boo xam ne dafay yokk at mu jot ni muy yokkee ci lay besoins yi di yokke ba tax ne chaque fois dañoo war a adapter contexte boobu ba nga xam ne lii nga xam ne wareef la ci ñun ñu mën ko matale rawati nag na ñu ngi nekk ci contexte boo xam ne dafa am mbas mu fi nekk te gis ngeen yëngu-yëngu yi nga xam ne commencé waat na di ko am tabaski 2021 bii nga xam ne moom lañ dëgmal te président de la république vraiment di ñu déglu fi ñu nekk nii ba mu ñu mutal liggéey bi ba Sénégal kontaan ci président de la république li ñu ci séentu ñun kenn ku nekk ñu matale.
budget commune bu Sébikotane guléet mu egg ci 1 milliard ci suñuy koppar waaye nag li nga xamante ni ñàkk nañ ko jëm ci wàllu lii di fiscalité maanaam lu jëm ci fay l'impôt lu ni mel toll na ci juróom benn téeméeri million ci suñuy koppar ci at mi ñu génn waaye nag ñoom commune bu rek Sébikotane taxawal nañu benn commune wala bokk benn cabinet bu nga xamante ni moom mooy saytu lu jëm ci wàllu koppar yooyu leneen li ci des i tamit nee nañu ngir ñëpp di fay lu jëm ci wàllu frais de bornage ak lu ni mel dañu ko lëkkale ak lii di autorisation de construire Abdoulaye Lo maire bu Sébikotane ci micro Babacar Seck. Chaque année dañuy def ay effort équipe bi dafay def équipe municipale bi dafay def effort pour recouvrer lépp loo xam ne lii moom la ñu war a recouvrer ren nag ñu yokk ci leneen ñu yokk ci mettre en place benn commission de fiscalité locale avec le trésor boo xam ne bi kooku moo ñuy aider pour recouvrer le maximum de taxes surtout sur les taxes foncières bâties et non bâties. ñu aussi ñu defoon benn étude ak benn cabinet fiscal mu won ñu li ñuy perte ci taxes yi boo xoolee commune bu Sébikotane y a presque 60 entreprises ak unités commerciales yoo xam ne dañu war a fay ay taxes te fayuñu ko ñu ci bari fayuñu ko. tabax yi dafa bari nit ñi nangu nañoo fay frais de bornage parce que buñ ko amul duñ am terrain mais kenn bëgg la fay autorisation de construction. léegi nag ñu téye leen ñu bugg leen a téye ci fi nga xamee ne buñ ko amul duñ tabax boo amul terrain doo tabax ñu leen def pour nga am terrain léegi da ngay fay frais de bornage yi mais da ngay fay aussi autorisation de construction bi ci premier niveau bi mooy niveau rez-de-chaussée boo buggee dem ci kaw nga ñëw régulariser li ci des. dal di rek jële fi ville de Dakar dal di koy raaf loolu bokk na ci lu nga xamante ni nii dina nësaxal koom-koomu réew mi loolu nag ki ko xamle moo di Babacar Aba Mbaye bokk ci taxawu Sénégal nee na nag li nga xamante ni nii tey jii mooy décision boobu li mu nar a am ci ay njeexital kenn mënu ko natt Babacar Aba Mbaye ci micro Adama Sarr. mooy mun ñu def débat bi politique parce que débat bi weesu na débat politique ndax Dakar mooy capitale Sénégal Dakar depuis 100 ans àdduna administration am na fonctionnement am na équilibre am tey li am solo mooy dañuy waxaat mooy lu ñuy yokkee Dakar ndax Dakar mooy suñu moteur de croissance lépp lu ëpp ci activité économique mu ngi Dakar tey port autonome Dakar mooy 40% recette douanière te port mi ngi biir Dakar kan moo mën a jëlee pôle bi Dakar donc tey Dakar bu ñu ko yokkul waruñu wàññi dooleem te nit ñi li ñu war a comprendre mooy affaire du politique comment faire pour que Dakar gën a porter suñu croissance comment faire pour que Dakar nekk une communauté qui va porter le numérique comment faire pour que Dakar indi ay niche de croissance pour que suñu réew mi mën a développer mën a continuer avancer et je pense que loolu mooy enjeu débat bi. même politique bu ci lalee parce que chaque fois bu élection locale ñëwee rek ñu bëgg ñu imposer ay débat bu leen fàtte ni acte 3 de la décentralisation dañ ko voté procédure d'urgence à la veille des élections locales donc li am solo tey mooy nañu ibbi waxtaan na waxtaan bi yaatu na waxtaan bi inclusif entre les acteurs les populations ñu xool lu doxul suñu décentralisation ñu corriger ko ñu xool li nga xamante ne dafay fekk li ñuy wax acquis maanaam lu nga xam ne jàpp nañ ko téye nañ ko nga xam ne lii lu baax la ñu téye ko xool lu ñu mën a yokk et puis mettre au défi les collectivités parce que tey on a besoin de croissance pour que demain péril bi ñu am muy le péril démographique muy le péril de l'emploi des jeunes kay ville yi gox-goxaan yi yokku seen jàppale si loolu et que demain bu ñu nekkee à l'ère de la diplomatie des grandes villes bu Abidjan amee 10 millions d'habitants Lagos am 30-40 millions d'habitants que ñu am métropole bu mag mën a porter suñu développement. gis-gisu Aminata Fall adjointe au maire bu Wakam moom nag jàpp na ni rek daal di raaf ville bu Dakar amul daray politique lu ko lal ndax moom jàpp na ni rek li nga xamante ni moo di élection 2012 ak yu 2019 yi wane na ni gagné Ndakaaru taxul a gagné réew mi Aminata Fall ñu déglu ko ak Adama Sarr. lan la mën a laal ci politique est-ce que tey jii en 2009 bi Khalifa Sall nekkee maire de Dakar Macky Sall nekk maire de Fatick est-ce que dafa tere Macky Sall en 2012 mu nekk président de la République 2012 bi ñu demee premier tour Macky Sall gañewul Dakar te terewul nekk na président de la République ñu jóge foofu dem 2019 Khalifa Sall mi ngi jàppale candidat bu tudd Idrissa Seck est-ce que dafa tere Macky Sall ñu falaat ko kon question wu Dakar mënul nekk loo xam te ni question politique boo xam te ni mën na tere président de la République mu nelaw
président de la république li koy tere nelaw mooy décentralisation ku nekk xam na ni dafa bëgg décentralisation ku nekk xam na ni parcours am yëpp de ministère de l'intérieur ba léegi dafa am loo xamante ni daf ko lié ak décentralisation c'est son coup de cœur moo tax nag mu xalaat ni à chaque fois dañ ko war a defar dañ ko war a defaraat dañ ko war a ñoŋal tey jii même bu doon ñoom liñ ko bëgg a dugalee ci bopp nit ci ni politique la tey jii nga gagné benn liste moo gën a yomb nga gagné 19 listes nañ waxante dëgg amul dara loo xamante ni lu politique la pour xeex maire de la ville. fële ca France nag ñi nga xamante ni nii rek dañ fa nekk ay doxandéem te amuñu fa këyit am nañu yaakaar ndax gouvernement bu France kat fi mu toll nii mi ngi xalaat ak na sax naka la ñuy def ba wutal ñi ñu tuddee ay sans papier ñi amul ay këyit ñu daal di leen wutal ay këyit mooy ñi nga xam ne nag ci jamonoy mbas mi doon nañu daal dem di liggéeyi di daan seen doole lu mat téeméer ak benn député yu bokk ci écologiste yi maanaam ñi nga xamante ni ñooy rek sàmm alam gi ñoom nag am nañu projet de loi bu nga xam ne teg nañ ko ci table assemblée nationale ngir que ñooñi nga xam ne amuñuy këyit te doon liggéey ci jamonoy mbas mi ñu wutal leen ay këyit Abdou Latif Diop ca Paris. ñi nga xam ne dañoo amul ay këyit di dund ci biir France ñu leen di wooye ay sans papier ñoom kat mën nañoo am yaakaar ci 2021 bii di ñëw ndax kat am na benn député boo xam ne nii jël na benn proposition de loi pour ñu voter ko assemblée nationale pour ñu régulariser sans papier yi nekk France. waaye nag régularisation boobu dafa am ñoo xam ni ñoom rek ñoo ko yeyoo mooy ñi nga xam ne dañoo amutoon kayit te doon liggéey ci période pandémie Covid 19 bi nga xam ne mi amoon diggante mois de mars ba mois de juillet 2020 député bii nag di François Michel Lambert moom agité woon na question bi ci mois de septembre bi passé waaye léegi gën na ko yëngalaat ndax daf ne mbir mi kat dafa urgent ndax sans papier yi nekk ci France ñoom kat dañ leen a war a régulariser parce que dañoo jël ay risques ndax accepter liggéey ci pleine pandémie coronavirus gouvernement Jean Castex nag moom nee na daanaka contrôle idée boobu ndax ñooñu xëy na yeyoo nañ am kayit waaye suñ leen waree régulariser it dañ koy def ci ay critères bien définis am na sax yeneen politique yuy wax ne ñoom sans papier yooyu sax yeyoo nañ lii di naturalisation maanaam ñu jox leen nationalité parce que ñoom kat dañoo jël ay risques di liggéey ci biir période pandémie bi ndax dañoo nangoo jël ay risques di liggéey ñenn ñi te kenn fayu leen ñeneen ñi ñu leen di fay boo xam ne ni risque bi jaru ko question bi nag les chambres représentants ñoom ñu ngi koy étudier te am nañ yaakaar ne fii ak année bii di ñëw 2021 di commencer mbir mi dana antu. Abdou Latif Diop foofee sax ca France la ñuy desandi jiitu réew ma di Emmanuel Macron moom nag dafa amee jàngoroy coronavirus bi ginnaaw bi ñu ko testé am na nag ay personnalité politique yu nekk ci Europe yu bari yu nga xamante ni daal ñoom nee nañu dañuy daal di quarantaine seen bopp juróomi njiit yu mag yi tamit ñoom nee nañu rek dinañu fexe ba du ñu jege kenn ñoom tamit ndax dañoo bokkoon ci ndaje mi nga xamante ni moom moo amoon fële ca Union européenne le 10 ak 11 décembre la woon premier ministre bu Luxembourg di Xavier Bettel moom sax xamle na ni alxames ji ni moom dina daal di daal ber boppam daal di dem en quarantaine ndaxte moom mooy juróomeelu dirigeant bu nga xamante ni nii jàpp na ni faaw rek ñu ber seen bopp ba xool seen wér-gu-yaram ba xam amuñu doomu jàngoro ji ndax ñoom ñëpp bokkoon nañ ci sommet Union européenne boobu amoon fukki fan ak benn ci weeru décembre tey tamit jege woon nañu Emmanuel Macron mi nga xamante ni nii jàpp nañu ni jamono ji dafa am jàngoroy coronavirus. ñu àddu jëmale ci tàggat yaram attaquant sénégalais bi di Habib Diallo di football ca Racing club bu Strasbourg moom nag bokk na ci équipe type maanaam joueur yi gën a xereñ yi nga xamante ni nii quotidien sportif bi di l'équipe ñoom ñoo ko fésal ci wàllu Ligue 1 ñoom nag but bi nga xamante ni nii Habib Diallo dugal na ko waaye daal di joxe wi tamit benn am dugalal muy passe décisive ci équipe am ginnaaw ndam li nga xam ne am nañ ko ci kaw Angers Habib Diallo nag bokk na ci
joueurs yi nga xamante ni daal ñoo gën a xereñ ci Strasbourg te it ñoom ñoo fexe ba Strasbourg jóge ci fi nga xam ne daal dañu yaakaaroon ni mën na wàcc ci deuxième division ba ñëw ci fukkeelu place bi ak juróom fi mu toll nii moom Strasbourg mi ngi am fukki poñ ak ñeent ci championnat bi. ci wàllu judo yi tamit lu mat juróom-ñetti judoka sénégalais ña nga ca Tananarive di capitale bu réewum malgache ñoom nag foofee dañu caa fas yéene bokk ci jongante yi ñu jagleel championnat d'Afrique de judo waaye nag championnat d'Afrique yooyu dina tax ba suñu judoka yi marqué ay poñ yu nga xam ni dina tax ba ñu mën a bokk ci Jeux olympiques ya war a am ca Tokyo waaye tamit daal di xëccaale ay médailles dugal ko ci seen gavoka judoka sénégalais yi nag ñi ngi ci ràññee Mbagnick Ndiaye mi nga xam ni jël na ñaari yoon championnat d'Afrique moom nag moom moo jiite délégation athlète sénégalais yooyu nekk ca Tananarive ngir xëccoo ay raaya waaye tamit fexe bokk ci Jeux olympiques ya war a am ca Tokyo. jàngeen jëf egsi nañ ci cëppaandawu xibaar yi di leen jaajëfal ci topp gi ngeen di topp programme ITV di jaajëfal ñëpp ñi jàpp ci liggéey bi jëwriñ Njaga Seck ak Modou Diouf doomu xiinin ak El Hadji Malick Cissé ma daal di jox lenge yi Cheikh Hassana Fall ca geneen wàll ga moom itamit mu doxal ci la total jàngeen jëf.